loole nag tey jii programme bi ni nga xam ne noonu la ñu ko tëralee moom moo di kuréel waa kër Serigne Saliou Mbacké bu daara Hizbut Tarqiyyah ñooy amal njàng mi fii ci grande salle bi kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy gàttandu Serigne bi nga xam ne présentement ñoo ngi sur place te it ñoom ñooy gungewaat Serigne bi buy dellu moom moo di kuréelu Nuuru Daarayni bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Louga. kon loolee lañ fas yéene wéyal ànd ak yéen ci li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi rek. ci taataanaat li nga xam ne moom moo jëm ci kàddu yi kilifa yi fi teew mbokki taalibe yi ak ñi nga xam ne dañoo ŋànk lenn ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci Mashrabu Saafi fii ci résidence Cheikhul Khadim kon dañuy doxantu rek dem ba ci saalu Serigne Moustapha Bassirou bi ni ñu ko baaxoo di defee saa su nekk fekk fa kenn ci suñu ndaw yi nga xam ne présentement ñoo ngi sur place mu di Serigne Abdoulaye Faye ngir mu taataan ci foofee yenn kàddu ci kilifa laataa ñu ñëw ñun aussi demal leen ci beneen pàcc bi nga xamante ni ay techniciens ñoom ñoo fa nekk niñ leen ko annoncé woon ci fan yee ñu génn ñoom it ñuy amal liggéey bu am solo lëkkaloo ci ak mboolem techniciens yi nga xam ne dañoo nekkee ci daara Hizbut Tarqiyyah kon Serigne Abdoulaye Faye maa ngi lay nuyu di la ziar. barke borom Touba jërëjëf Serigne Fallou Sylla jërëjëf mbokk yi nga xam ne ni yéen a ngi ànd ak ñun fii ci kër Serigne Touba gi ci jataay bu tedd bi di Mashrab bi barke borom Touba jërëjëf Serigne Fallou Sylla ci ubbi tegu am solo googu di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ni ñu ngi ànd ak ñun ci jataay bu tedd bi nga xam ne moo di Mashrab bi di jaajëfal suñu jëwriñ Serigne Kosso Sey xam naa tey ji dafa daal di génn moo tax ñu wutu ko fi nga xam ne moo di bërëb bu tedd bi ci biir salle bi ci teewaayu njabootuk Serigne Touba Cheikhul Khadim gi ñu koy defee ngoon gu jot nag ànd ak kenn ci kilifa yi nga xam ne ni dañuy ñëw ngir teewlu si njàng mi ñu ngi war a jox kàddu gi nag kenn ci ñooñu nga xam ne ni min nañ leen lool di borom xam-xam boo xam ne nii kenn dootu ko ràññee mu bokk ci njabootuk Serigne Moustapha Absa kon Serigne bi ginnaaw bi ñu nuyoo ziyaare bu baax a baax rek amaat nañu mbégte tey ngeen teew si ci bërëb bu tedd bi fas yéene ànd ak Cheikh Mouhamadul Mountakha liggéey bu am solo bi bàyyi ko ba Daaru Muxti kon xam naa dañ lay jox kàddu gi rek seen yëg-yëg ak seenub jàngat ak seen i soññe ci jataay bu tedd bi le bisimilah. ok jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax. di siyaar Cheikh Mouhamadul Mountakha ci weeru tedd bi xanaa di rafetlu bu baax rek jataay bu tedd bi di al Mashrabu Saafi muy wuyoo tur bi rek muy naanukaay bu sell bi mu mel ni xasida moom bind ko ak jàng ko moom lañ koy jariñoo mbind mi sëriñ bi def na ci lu rëy ndax ñun ñi liggéey lañu lu ñu fii ci barab bi ñu nekk muy loo xam ne sëñ Alaaji Mbàkke ak sëñ Jilim sëñ Seex May ñoo ko bind muy mboolem li nekk ci daari kaamil bind nañ ko mu móol ko muy liggéey bu mag njàng mi it kon lii bu dajalee njaboot sëñ Tuubaa gi yëpp ñii di déglu ñii di jàng kon loolu ñett yëpp mi ngi ci biir fi ñi ngi koy jàng ñi ngi koy déglu bind nañ ko loolu na kon fa la liggéeyal xasaayit ma ne am di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te wéral ko rek te xam ne lii moom luy dundal xol la luy tooyal xol la rawatina ci weeru Ramadan kon duñ man lu dul rek taataan daanaka moo ci ëpp solo waaye wax ji moom amul ci njëriñ taataan rek. jërëjëf Serigne Khalil Mbacké ci soñña yi xam naa waxtu weenu njattuwaay kon dina gën a yaatal ñu min ko lool muy def ay waxtaan yu am solo jëmale ko ci njàngaleem Cheikhul Khadim rawatina xasida yi kon dañuy delloo kàddu gi rek Serigne Khadim Seck su ko defee tey mu fas yéene dalal ñi nga xam ne ñoo fare ci xarale gi ndax liggéey bi ni mu amee solo lépp am na ñoo xam ne ñoo koy wone bu fu waay mën a nekk ci àdduna bi di ko teewlu ci internet bi waaye di ko déglu ci rajo yi di ko topp ci télévision yi kon sëñ Khadim ñu delloo la kàddu gi sëñ Fallou ñu delloo kàddu gi incha allah.
Abdoulaye Faye ci kaddu yi nga xam ne taataan nga ko foofu ci grande salle bi muy saalu Serigne Moustapha Bassirou ci kaddu yooyu nga xam ne moo bàyyeekoo ci kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha li di jotaay bu am solo bi ñoo ngi fii ci beneen salle bi nga xam ne salle multimédia la salle bi nga xam ne ay techniciens dañ fiy dajaloo ay journalistes ñoom ñëpp nag di ànd ak daara Hizbut Tarqiyyah liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñoom la ko dénk ñoo ngi kenn ci jëwriñ yi muy Serigne Khadim Seck di ànd ak techniciens yu Hizbut Tarqiyyah yi saa su nekk ngir amal liggéey bi Serigne Khadim naka ngeen di liggéeyee ak waa daara Hizbut Tarqiyyah ci liggéey boobu ci li nga xam ne moo jëm ci diffusion li nga xam ne moo di Mashrabu Chafi bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi topp Mashrabu Chafi fépp ci àddina bi di ci jaare di leen ndokkeel di nuyu di ziar Serigne Mountakha moom sëñ Bassirou di ko ñaanal mu gën a yàgg te gën a wér ba lii mu naal muy mbégte murid yi ak yeneen yëpp ñu ànd ko moom yàgg koo taxaw Mashrabu Chafi nag mbégte la mu yaatu moo xam ne saa bu jotee ñun suñu wàllu bopp suñ lu ñu def lépp ci li rek lañ koy joyal jëmale su ko defee mu mel ne continuité la rek ci interview bi nga xam ne defoon nga ko fële ci régie ba ci njiital ñoom suñu Abdou Karim Sagna ñoom Ablaye Diop ak ña fa nekk suñu wàdd mu nekk taxawaay bu am solo ni ma koy faral di waxee équipe la bu mag a mag machine la bu mag bu nekk derrière boo xam ne comme ni nga ko xamee fo mën nañ ko tuddee ne mooy fi ñuy toggee waaye fii la ñuy yàq ñun ñu séddale di xool di xam ak contrôle ñoom ñooy togg gi bu neexeek la cay safak la cay war a nekk yëpp jàppal ne foofu lay xewee waaye ñun it ñoo koy jël di ko séddale ak yeneen ñi ngi fi gis ñi nekk di séddale ñëpp su ko defee ñun dañuy nekkaale genre support de contrôle ñooy di mën di leen signaler lii daw na wala lii mi ngi ñëw wala signal bi son bi ëpp na wala nangam ak nangam genre sorte de contrôle la ñuy rôle boobu la ñuy joué waale su ko defee nga xam ne équipe bi fi nekk équipe bu mag a mag la boo xamante ne ci wàllum division bu yaatoo yaatu en même temps dañuy nekk genre relais boo xamante ne ñooy nekk entre régie bi ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi à l'extérieur bu ñu gisee loo xam ne war nañ ko signaler suñu woowee ñun rapidement comme fii ak régie bi fi mu nekk sorianté wul ñu dem daal leen ko yëgal su ko defee taxawaay boobu it ni ma ko waxee ay wàccaay yu bari la yoo xamante ne ñi ci feeñul ñoo ci ëpp yow ni nga ko xamee am na ay njiit yu mag a mag lu mel ne ñoom sëñ Mouhamed Lamine Diop ñu mel ne sëñ Assane Mboup ñu mel ne sëñ Jim min na nga xam ne ma nga nekk ba Espagne ñooñu ñëpp dañuy liggéey même bu caméra yi fayee régie bi tëj ñoom à distance dañuy continuer di liggéey di améliorer di xool li nga xamante ne moo doxul woon démb ñu ajouté ko ci xool lan lay def ba liggéey bi gën a ñoŋ nga xam ne ci ay réunion yoo xamante ne daanaka ñun su Masrab bi xasee tàmbali di premier au 30 day mel ne wala 31 day mel ne suñuy kër dañ koy tëj féete fii muy guddi muy bëccëg ba korog Masrab bi di jeex loolu daal mooy taxawaay bi nga xamante ne ci tënk rek mën nañ jàpp ne mooy li nga xamante ne taxawaay la boo xam ne mënees na koy feeñal waaye encore une fois li nëbbu ci li ñuy def moo gën a feeñ fuuf ci li ñuy gis waaw derrière techniciens yoo xamante ne dañoo avoué ba dévoué bàyyi seen lépp rek jooyal ko ci li jëm ci Masrab bi jërëjëf Serigne Khadim Seck kenn la ci jëwriñ yi nga xam ne dañoo nekk ci wàllum technique bi ci diffusion li nga xam ne moom moo di Mashrabu Chafi bi fii ci résidence Cheikhoul Khadim ci beneen salle bi nga xam ne ñu ngi leen koy leeral ay techniciens ñoo fi nekk bés bu yàlla sàkk nekk ci organes yu wuute ñoom ñëpp ñëw ngir àndandoo jàpp ci liggéey bi ngir lépp gën a mën a ñoŋ ni ko Serigne Khadim Seck leer ci kon ñu delluwaat ci saalu Serigne Moustapha Bassirou bu fekk fa Serigne Ablaye Faye bàyyi ko mu taataan yeneen kàddu yu kilifa laata ñu ñëwaat incha allahu rabbi jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Serigne Khadim Seck ci kaddu yu am solo yooyu ni leen ko waxee woon rek ni ngeen ko déggee ñoom ñuy def liggéey bu am solo ndax wax nañ ko léegi rek lépp lu ngeen di dégg di ko seetaan ci mashrab bi ñoom ñoo koy liggéey kon yàlla leen suñu borom gën a jàppandil ñu ngi toog ak kenn ci mbokki taalibe yi nga xam ne ngoon gu jotit ñoom dañuy ñëw fii ci biir kër Serigne Touba gi ci bâche bi di teewlu njàng mi sëñ Mamoun Mbaye di taalibe Serigne Bass moom Serigne Abdou Khadre Mbacké jëwriñ ngeen yàgg a teew tey ji ñëwaat ngeen tey yan kaddu nga yëkkati jëmale ko ci jataay bu tedd bu am solo bi fii ci résidence Khadim Rasoul. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. ñu ngi siyaare bu baax ginnaaw mi ngi nuyoo bokki tari bi yëpp ñu fi bokkal di toog bokk jataay bi waa jataay bi liñ ci seetlu xanaa am ci mbégte mu kawe kawe rek
di fi ñëw di fi dundal sunu taalibe ak di fi ñëw di feeñal sunu yéene ci yaakaar Sëñ Tuubaa ak bëgg Sëñ Tuubaa mu doon jataay boo xam ne murid yëpp commencé di saral seeni xol di ci nammaat seen pas-pas ci sëriñ bi di ci yeesalaat seenu taalibe ginnaaw bi ko Sëñ Muntaxa teewale amalee ko joxe ci ndigal ba noppi di ko teewee ñu ko ci sant bu baax te di ko ci ñaanal bu baax a baax a baax te it xam naa ne wax ci dana di si ñun lool ndax xam naa ne day loo xam ne daa seet suñu xol ba mënuñ cee wax ko ju sari waaye luñ rafetlu la lu ñu am mbégte la te jëmmi Sëñ Muntaxa mi nga xam ne moom moo feeñal lii ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokku aw fanam te may ko ak wér ba mu yàgg koo teewee ñu yàgg ko ànd ak moom ba mu yàgg lool ñu ci sant suñu kilifa yëpp di ci ñaanal suñu kilifa yëpp di jiital ci ñaan gi kilifa yi nga xam ne ñoo aju ci liggéey bi te yor liggéey Sëñ Tuubaa bi ñu tuddee Seydil Muntaxa tu ci Amadul Basiir ak mboolem ñi bokkal jataay bi ñu ngi leen di ñaanal baax di ànd ak ñoom di leen bëgg ak di leen wétlikoo ak di leen safoo di ñaanal ñi bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp ak di ñaanal bokki taalibe bi fi teew yëpp ak ñiy dund xasida yëpp ñu ngi leen ñaanal Sëñ Tuubaa defal leen lu kawe seen jortu te doxee ci jégal ñu suñuy bàkkaar yi biir ak biti te nangu suñuy koor te yàggal suñuy kilifa te may ñu wér may ñu pës feesu ñu ànd dund Sëñ Tuubaa te gën a jekku liggéey Sëñ Tuubaa bi jërëjëf tubaarkàlla. jërëjëf Serigne Mamoun ci kaddu yu am solo yooyu jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak ñun fii ci résidence Khadim Rassoul ci ubbiteek jataay bi di mashrab bi kon duñ def lu dul jébbal antenne bi Baye Mansour Seck moom mi nga xam ne mooy ànd ak ñun ci présentation kuréel yi nga xam ne ñoo war a jàng tey ak seen programme waaye di jaajëfal itam mboolem ñi nga xam ne nii ñu ngi jàpp ci liggéey bi di ko yaatal te jëmmi Serigne Touba ji rek tax di jaajëfal suñu jëwriñ yi nga xam ne nag boobaak léegi ñoo ci ànd ak ñun Serigne Fallou Sylla Serigne Kosso Sey ak mboolem ñi nga xam ne wax nañ ko léegi rek duñ leen gis waaye ñuy def liggéey bu am solo kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dox daje ëllëg barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñuy sant ñi nga xam ne ñëpp ñooy teewlu suñu programme fii ci kër Sëñ Touba gi ci almashrabu saafi min al manbai shafi tey nag di ñaar fukki fan ak ñaar ci weer Ramadan dëppoog le 23 mars 2025 programme bi nga xam ne moom lañ leen di jottali li ci jiitu mooy ñi nga xam ne ñoom ngeen dégg noonu ñuy jàng mooy kuréel Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Louga ñoom ñoo war a gàttandu ñoo war a gunge sëriñ bi ñi nga xam ne ñoo war a jàng ci salle bi démb nag am na soppat ju ci amoon te yëguñu ko kon kuréel bi ñu duppee kuréel Sëñ Saaliwu Mbàkke ñoom ñoo war a jàng te ki nga xam ne mooy jiite njàng bi Serigne As Jonn kon programme bi dafa soppiku te jotuñu ko woon a jottali moo waral ñu annoncé woon ñoo xam ne dafa mel ne loolu dana soppiku li ñu waxoon kon tey ji incha allah kuréel bi ñu duppee Sëñ Saaliwu Mbàkke di juróomeelu xalif bi yoonu murit moom li nga xam ne ñoom ñoo war a jàng ci saal bi bu ca kanamee tuuti incha allah dañuy jébbal kàddu bi sëñ Pape Assane Diouf mu andi leen benn bunt ci anglais ci wàllu xasida yi bu jàllee danañ jalal sëñ Modou Gaye moom te ne andi benn bunt ci wàllu arab su ko defee ñu jot leen nag programme njàng mi ñi nga xam ne ñoo war a ñi daa ci ñu war a jàng ak xasida yi su ko defee loolu bu jàllee ñu dee du teewlu njàng mi incha allah kon du ma def lu dul jébbal kàddu gi sëñ Pape Assane Diouf mu andi leen bunt bi ñu leen wax ci anglais ci xasida yi incha allah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Clement, the Merciful. Faithful viewers of Al-Mashrabu Safi min al-Manbah Shafi, the pure fountain emanating from the healing source. We are glad again to be here today to speak about the literary production of Sheikh Ahmadou Bamba as we used to do. Today we are going to continue on an important topic that we had started last week. It is about the relation that exists between Khadim Rasul and the sacred book of Allah, the Holy Quran. I dealt with Ya Kitab al-Karimi last week. Today I'm going to take another one because I told you that the two books form one pair, the two poems form one pair. The general topic of both of them is
a kind of glorification of the Holy Book, the Holy Quran. Ya Kitab al-Karimi is going with another one named Ya Kitaban Kafal Hida wal Buhura. It is an important poem, the central topic of which is the Holy Quran. It is a poem of 11 verses in the Khafif metric, like the last one we did, Ya Kitab al-Karimi. This one is also in the Khafif metric. In this book, the Sheikh is dealing with two important aspects. The things he has obtained from the Holy Quran, but also the protection that he received from that holy books, meaning the use of two important notions, ad-daf wal jalb, meaning that the Quran was a kind of a protection against all that is misdeeds, that is not good, but also something that attracts to him everything that is important. In this poem, Ya Kitab al-Kafal Hida, the Sheikh has referred to that form using the Quran as a person in front of him, a kind of a personification of the Holy Book in 5 verses. I told you that the poem is of 11 verses, but in 5 of them, the Sheikh called the Quran as if it were someone standing in front of him. Ya Kitaban Kafal Hida wal Buhura, Ya Kitab al-Kafal Hida wal Hana'a, Ya Kitab al-Karimi Anta Habibi, Ya Kitaban Bihi Unaji Mujiban, Ya Kitaban Mahal Adha wal Hijaba. So 5 times he called the book, O you, the Quran who protect me, O you, the book who protect me from my enemies, but also who saved me when I was fighting with them over there in the seas, in the oceans. O you, the holy book who protect me from my enemies, but also against any kind of exhaustions. O you, the holy book, you are my beloved, you are my friend, you are my companion. O you, the holy book I use to address my Lord. O you, the holy book who has protected me from every kind of misdeeds. The holy book, you who has shattered all the kind of barriers that were in front of me and that prevented me to go directly to my Lord. So here, the Sheikh had shown is this poem, Ya Kitab al-Kafal Hida, Allah's ability to attract blessing, favors, but also to give protection through the Holy Qurans. In these poems, the Sheikh always opposed the two notions. But also after this, if you come to verse number 3 or verse number 2, the Sheikh continued by saying that Anta zadi ilal jinani wa nurish qad nafaita lahina zidta duhura. You are my viaticum, you are my provision, you are my ownership, you are my property until paradise. But also you have discarded all my enemies far away from me. The Sheikh also say that Anta unsi sirran wa jahran dawaman bika usni halas ilahi sana'a. You are my companion wherever I am, alone or in group, in my people, but also in my enemies. You are always with me. To come back to this relation between Sheikh Ahmadu Bamba and the Holy Quran, it is a kind of inheritance that he has inherited from the Prophet, and it is himself who said that in some of his poems. He said, "Awrasanillahu kitaballahi wa jumlatul kutbi bihizbillahi." God has given me the Holy Quran as a legacy, an inheritance that I have inherited, but also all the books, all the sacred books that were revealed to people, to holy men, are given to me by my Lord. It was also a kind of a honor for him. Allah himself honored Sheikh Ahmadu Bamba with the Holy Quran. In another poem he said, Akraman al-akramu bil kitabi bila muhadatin wala hitabi. It is Allah himself who make it a honor to give me the Holy Quran. And any enemy, no enemy, can do anything to go between me and the sacred book. Laqanani tafsira wa tawila muhnin ladaya khallada tanwira. It is Allah himself who has taught me the interpretation, the understanding that I should have concerning this book.
But also the Sheikh said, Rafa'ani al-Quran, rafan qafada man sa'ahu taqaddumi fan qafada. The Quran has raised me higher, and whoever wants me to go down will always be in disgrace until the doomsday, until the days of judgment. Najani al-munzil bil-Qur'ani hatta haddawtu mawrida sam'ani. It is through the Quran that God has made of me a kind of a quenching trough. So all those who are spiritually thirsty, who want to drink a spiritual light, who want to have God favors, have to come with me, and that I have obtained it from the Quran. So, as a summary, I can say that the Quran has an important place in Sheikh Ahmadu Bamba mission. He was a friend, a beloved, a companion, but also a weapon the Sheikh used to fight against Allah's enemies. That is why when he was there in the exile, far from his people, far from his country, far from his companion, the Sheikh used the Quran as a weapon to fight against the infidels. The Quran occupies an important place in Sheikh Ahmadu Bamba's mission. Himself, he said that it is Allah who told him that Awrastukal Kitab, Lakhantukal Kitab, Malaktukal Kitab. I have given you this book as an inheritance. I have given you this book as a property. I have given you this book and I have taught you all that is important in this Holy Quran. That is why we should say as a conclusion that there is a kind of a close relation between Khadim Rasul and the Holy Book. And these two poems that we have already dealt with, the first one I said was Ya Kitab al-Karim Anta Habibi, and this second one that I have dealt with today, which is Ya Kitab al-Kafal Hida wal Buhura, but also in many other poems. Sheikh Ahmadu Bamba has written hundreds and hundreds of poems in the Holy Quran, and all his books or poems always end with an important chapter, which is the Quran. Thank you a lot. We will come back with an important panegyrics next time. Have a nice day and good Ramadan. Thank you. kon ñuy sant bu baax sëñ Papa Assane Diouf ci buntu boobu mu ñu andil ci yaa kitaabal karim ci wàllu xasida yi ci anglais ñu daal di dalal nag sëñ Omar Gueye mi nga xam ni ci kuréelu kër sëñ Saliou ñoom ñoo ay njàng mi ci njiital sëñ As John ñoom kon ni ma ko waxee sànq démb dañoo amoon soppi ci programme te yëgaluñ ñu ko moo tax ñu annoncé ñeneen waaye tey kuréel boobu ñooy war a jàng tey ci biir salle bi moo waral ñu dalal kenn ci ñoom sëñ Omar Gueye mu jot nañu xasida yi ñu war a jàng ak daa ci incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi ziar bu baax a baax kon ginnaaw loolu programme bi incha allah lam yab du lañ koy tijjee mu nekk daaju Hizbut Tarqiyyah lañ ko jàng ginnaaw bu jàllee dañ ci teg fasal la sina xafa so ala siam jàng ko daaju Serigne Tafsir Diop ginnaaw bu jàllee dañ ci teg Ikfini xasida Ikfini incha allah dañ ko jàng daaju Serigne Modou Gueye ginnaaw bu jàllee dañ ci teg waskurullah fi ayaamin ma'duudaat muy wajjata wajhi haza qurbin minallahi incha allah dañ ko jàng daaju Serigne Alhaji Cissé ginnaaw bu jàllee dañ ci teg chakawtu umóori daaju Hizbut Tarqiyyah lay doon ginnaaw bu jàllee dañ ci teg madal xabiru ak lisaanu sukri daaju waa kër ma sàmba lay doon incha allah ginnaaw bu jàllee dañ ci teg askurullaha dal wara daaju Serigne Bolle lay doon incha allah ginnaaw bu jàllee ñu teg ci ñaan bi fari bi jaan Moustapha waaw incha allah noonu programme yi demee bu soobee yàlla. jërëjëf sëñ Omar mën nañ la bàyyi nga delluwaat xam naa kuréel gaa ngi lay xaar te njàng mi jege na damay dalal kon sëñ Modou Gueye moom da leen andi benn bunt ci xasida ci wàllu arab kon ñu jox kàddu gi mu gaawtu ko ndax mu mel ne ni sëriñ bi léegi mu war a jege si incha allah.
بعد الخميس